ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier Samagal TV mi ngi ci seen tournée yooyu ci point de vente de mouton yi tey nag ñu ngi fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar Thiès nag bu ñu fi ñëwee dañ xool daral bi ci ban situation la nekk ak yan problème lañu am ñu ngi fii ci jàmm gën mu nga xam ni ñu naan rond-point R100 dañ ñëw xool waa Réit bi nga xam ne ñoom ñooy Réit bu Thiès ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yar ay laadum waaye it du tee ñu dugg ci daral bi xool yan problème lañu am ak xarit fan lañ toll. yi ba tey ñu ngi fii Thiès nag ñu ngi toog ci jotaay waa Réit ah ñu jàkkaarloo kan kilifa gis na nga def. ça va naka it siyaar nañ leen ñu ngi leen di dalal jàmm. ñu ngi ci baasu Réit bi man la Xaadim Jën. waaw maa ngi nii ci baasu Réit bi. baasu Réit yow lan nga ci Réit. waaw Réit bokkoon nañu ñun ñu ngi membre lañ ci Réit mais waa bureau bi tout le temps ñu ngi fi nag mais ñun ay membre lañu mais bu waxtu yu jotee ñun ñoo ñëw taxaw affaire bi jaayal membre Réit yëpp. parce que loolu la ñu président bi sant. yow éleveur nga da nga yor bergerie ak nu mu tudd. waaw éleveur laa yor naa bergerie sama kër xam nga ñun suñu kër la ñuy yar rek bergerie Daaru Salaam éleveur la ñu wax. ñu ngi jëm ci tabaski nag fii ngeen toog nii depuis kañ ngeen fi commencé toog. waaw yaakaar bii fii la 15 lañu fi tàmbali. ci ay at laaw. non fi ñu fi tàmbali parce que yaakaar naa ne bureau bu njëkk bi def nañu fi 3 ans bureau bi def fi 2 ans muy 5 ans waaw. fii moo tudd nañ ci Thiès. fii moo tudd quartier jàmm gën waaw rond point jàmm gën a ngi nii. waaw ma ñëw fekk baasu Réit di ngeen takk ay xar seen maal yi moom gis naa ni ay xar yu mag rek a fi nekk pourquoi Réit indiwul ay xar yu yem. waaw Réit éleveur association boo xamante ne ay race la ñuy jaay parce que xar yëpp du ñoo mën ay géniteur ñi mën géniteur ña nga ca kër ga ñi nga xamante ni dañoo raxe mënuñu géniteur la ñu indi fii di ko jaay prix bu raisonnable parce que jaayuñu prix yu cher parce que gars yi dañuy rompañ saa naan lii day jaayuñu prix bu cher lépp dañu ko jombal ngir tabaski yi ngir ñëpp mën ci am waaw fi ne fii am nañ prix bu ne mais jaay na man jaay naa fi 200 jaay fa léegi juróom jaay fi 250 jaay fi 300 kon Réit mi ngi jaay pour peuple bi gis seen bopp ak membre Réit tamit gis seen bopp loolu la ci président bi jublu moom waaw daa bëgg képp ku fi nekk gis sa bopp ci li Réit di def pour mu amal la njëriñ association lañu pour membre yi mu gis ci seen bopp waaw loolu la ñu bëgg daal looloo tax Réit at bu ne mu taxawal ko. Thiès fii est-ce que xari cher nii mi ngi fiy jar wala gars yi dañuy jógee ci Dakar jënd yóbbu wala fan ngeen loolu seen jaay ci ñenn la ëpp. waaw ñun xam nga ñu ngi jaay ci dëkk bi parce que prix yi ñuy jaay waa dëkk mën nañ ko jënd parce que waa Dakar yi ñu ngi fii ñëw mais prix yi ñuy jaay waa dëkk sax mën nañ ko jënd ndax prix dafa yomb juróom fukk 200 300 xar bi ñu gën a seer 400000 lañ ko jaay mooy xar yi imaam yi ak xar yooyu sëriñ si mais xar yu rëy la ñuy jaay prix yu rëy xar yu rëy la ñuy jaay ak prix yu yomb parce que bu ñu la waxee baax bi gis nga ni mu toll xar yi bu ñu la nee 200 am na te chaussure am na fi 230 250 te ay xari la raat la loolu baax na waaw. kon lan ngay wax jëndkat yi ak jaaykat yi ci situation bi. ñun ñu ngi association Réit la président bi mooy Xaadim Olam parce que membre Réit yëpp a ngi fi nag par ngoon ñëpp fi la ñuy daje ku bëgg boo ñëwee dañ lay jaay prix boo xam ne même boo dee jaay sax dañ ci am dara ndax dañoo bëgg ñëpp gis seen bopp Sénégal gépp gis seen bopp élevage la ñu bëgg léegi dañuy jéggaan di jënd xar yoo xamante ni du ñu ay xari jàll ñu jënd ko ci dëkk bi benn yoon moo tax ñu amélioré xar yi ba kenn ku ne mën cee jot parce que boo xar bu fekkee ne mën nga ci am xar mu baax 150000 xaru yar loolu élevage Sénégal mi ngi jëm kanam moo tax ñu ubbi ko pour ñëpp mën ci gis seen bopp membre Réit yi ku dul membre Réit ku ñëw daal dañoo bëgg nga gis sa bopp ba bu ëllëgee nga mën fay ñëw am même repas bi mi ngi fi ñu ngi jaay repas bu baax 7250 même lépp ngooñ meeg lépp président bi yombal na lépp ba jamono tabaski daal presque lu xar di yëngoo président bi yombal na ko ba lépp day gën a yomb fii ngooñ mi daaw fii ngooñ président bi da ko indi ko jaay 3000 membre Réit te mi ngi jar ci àll bi 4500 ngooñ mi ngi jar 9500 9000 mi ngi koy jaay 7000 7250 lépp président bi yombal na ko pour membre yi ak pour membre sax soo ñëwee ñu jaay la pour tabaski gi kenn ku ne mën a am loo yóbbu sa njaboot loolu tax président bi di ko tax at mu ne mooy yu ne nag la ciy def pour affaire bi dox affaire bi jëm kanam yu ne la ciy def pour affaire bi jëm kanam ak membre yi bureau yi Réit yëpp
gis nga boo ñu gisee nii xam ni dañoo bëgg pour affaire bi dox rek mais lu ci bari sax réet da ci dugal loxoom pour affaire bi mën a dox mais utu ci dara moom utu ci dara pour membre yi bëgg gis seen bopp ku mun ta jaay tabaski jota boo ñëwee ñu jaayal la jox la sa xaalis warloo woo bu rëy dara amul lenn loolu réet fekk nag loolu 10 000 yi ngay joxe ci la ñuy gàdda xari ci la ñuy lekk ci la ñuy lekk ci la ñuy naan ci lañ leen di fay kon war na wu dara da laa bëgg a jaay rek gratuitement pour nga gis sa bopp ci xar yi ndax yor xar dafa métti voilà loolu la ci réet jublu mais jublu ci leneen membre yëpp nag ku ci ñëw indi sa xar dinañ la ko jaayal jox la sa xaalis nga dem war na woo réet dara. kilifa gi jërë ñu ngi lay sant di la gërëm. ok jërëjëf kontaan nañ bu baax ci taxawaay bi ak liggéey parce que lu mel ni dañu bëgg ñëpp di ko jël di ko tasaare ñëpp di ko gis parce que ñun buñu jee sonte dañoo bëgg pour peuple bi gis ko ku xamul woon mën a ñëw jënd sa xar mën na koo jariñoo. jërëjëf. waaw asalaamaaleykum mbokku Sénégal ba léegi ñu ngi fii Thiès ci Réit ñu ngi jàkkaarloo Khadim Hollande mu nga xam ne mooy président Khadim ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama. ñu ngi ñëw fekk si fi nga xam ne mooy Réit Réit d'abord mooy lan. Réit regroupement des éleveurs intensifs de Thiès benn association la buy def élevage laadum fii Thiès. depuis kañ la dañ ko créé. depuis 2004. mais Réit man ci information dama déggoon ñu naan laadum fii la jóge. waaw loolu lañ même ñun ñii sax ci loolu lañ fi fekk. waaw mais def nañ ay gëstu def nañ yëpp mais tamit effectivement moom fii la jur fii la soxeekoo. waaw parce que suñu góor gi Pa Sada Si Pa Bara Mbaye ñoom ci ñu ko indi ci Sénégal si lañ bokk. waaw. ñooñu ñu ngi fi ba léegi yéen a ngi dem ñu waxtaan ak ñoom. waaw Pa Sada Si moom yàlla na ko yàlla yërëm moom gaañu na mais donc Omar Si mu ngi fii mu ngi ci association bi moom ñu ngi koy seeti ak Pa Bara Mbaye yeneen pa yëpp Pa Assane Fall waaw. Réit ñaata membre la am. pour l'instant ñu ngi ci ak opération bi ñu ngi ci 500 et quelques membres 540 ba démb waa. lan mooy njëriñu Réit lan moo ko tax a jóg essentiel. waaw au début benn ay pa la woon yu boole woon ay bande d'amis mel ni ay ñoom docteur Diallo ñoom Sangone Gaye ñoom Omar Sy consort ñoom ñoo toogoon temps yii période boobu ñoom ci li ñu expliqué vol de bétail bi moo leen sonaloon trop parce que ñoom dañ doon def laadum gars yi sàcc yi sonal leen ci trop di jël seen xar yi ñoom ci lañ boole woo seen biir créé ko au début ñoom yaakaar naa 7 personnes la ñu woon xaw ma 8 ba fi mu egsi nii tey bit bi au début loolu la woon pour mën a sécuriser seen i xar waaw ba fi mu egsi fii tey. ngeen jëlee leen. waaw ba fi ñu ko fekk nii. waaw yow kañ nga nekk ci bopp bi. maa ngi fi def 1 an léegi parce que maa ngi si woon depuis juillet 2019 waaw ren moo nekk sama 1 an. situation tabaski bi ak la Covid nan ngeen gérer opération bi. waaw avant opération bi sax ñu ngi woon ci Covid bi comme ni ñu waxee rek metti woon na comme dañu gisoon yeneen association yëpp comme Sénégal ñëpp di def ay zel ak yooyu di joxe ñun ñu jël beneen formule suñuy membre ñu subventionné leen ngooñ bi doon leen ko jaayee à 2000 saaku ngooñ subventionné leen di passe tamit dina leen ko jaayee à 5000 si période Covid bi avant ñu egsi ci opération tabaski bi waaw. léegi ñu jëm ci tabaski ñu gis ni xëy na feebar beeg yooyu yéen a ngi def opération mais seen bâche bi dama gis ay xar yu raas rek laa fi gis xar yu mag pourquoi Réit indiwul ay xar yu yem. waaw association bi la ñi ci nekk genre xar yi la ñuy yar moo tax lii xaru waa membre bi la. membre association bi ñoom ñooy ñëw bureau bi moo leen di organiser bâche bi membre bi ku ci am sa xar booy jaay da ngay ñëw indi ñu jaayal la ko jox la nga dem association bi moo lay gérer lépp waaw mais da ngay nekk membre rek nekk à jour indi sa xar takk fi joxe sa prix association bi jaayal la ko jox la sa xaalis nga dem voilà. mais nag est-ce que jotul tamit ngeen def ba génne benn fond boo xam ni da ngeen di bàyyi xel ñi nga xam ne dañuy soxla xaru 100 000 150 000 ngeen utal leen benn partie pour ñoom. waaw ñu ngi ci comme ni ma ko waxee rek 1 an lañ defagum bii mooy suñ 2e exposition kii woon nañ ko programme woon nañ parce que amoon nañ ay financement mais 4 personnes rek ñoo si membre Réit yi ñoom lañ ci financé ñoom ñi ngi def opération tabaski mais pas fii quoi mais ci biir Thiès am nañ 4 points yoo xam ni voilà ay xaru 100 000 80 000 85 000 parce que ñooñu dañu wut ay financement jox leen ñoom ñi dem jëndi ci xaru àll yi nekk tas ko ci biir dëkk bi yeneen point de vente yu bokkut ak yi waaw. mais tey
seen prix yi ci yan lay varié parce que xar yu mag yi ak feebar bi mi ngi dem ci yan fan la toll. waaw fii nag moom ren moom macha allah yàlla dimbali ñu bu baax a baax jaay gi jafewul parce que naa leen heure bi daaw liñ jaay bariwut mais ren jaay nañ presque double li ñu jaayoon heure bi daaw. waaw parce que raisonnable nañ nit ñi ren moom raisonnable nañ gars yi prix yi cherul parce que daaw dañ daan ñëw di wax ay 700000 800000 mais ren moom 300000 350000 xar yu toll nii da nga koy am. waaw moo tax jaay bi gaaw ren waaw. est-ce que loolu tamit nekkul loo xam ni dafa jot ngeen comme race bi ngeen fexe ba xar yi di mag ba pare prix di wàññeeku est-ce que bokku ci liggéey bi tamit. waaw loolu ñu ngi ci loolu moo tax ren ñu mën a am xar yu bare nii parce que xam nga comme daaw am na ay xar yu ñu génne woon joxe woon ko ci àll bi si biir membre yi ñooñu produire ay xar indi ko moo tax sax xar yomb ñu mën a am ay xar à 300000 350000 parce que daaw heure bi da ngay gars yi 600000 500000 lañ leen wax mais xar yi bu leen jëlee tas ko ci biir gétt yi comme ni wax rek élite bi du ñëpp a fa mën a ne du ñëpp a mën a jënd xar yi à 2 millions 3 millions mais suñu mënee am ñoo xam ni mën nañu ka muy man ka muy ñeneen ñëpp a fi indi seen xanaa bokk xar yi ñëpp mënuñu jar 1 million mais di nga am ci mbaar bi xar bu judd boo xam ni leer na la kii mu du nekk champion mënul jar 2 millions mais indi ko ci base bi ka jaay ko benn 400000 500. surtout nag parce que war nañu wax ak éleveurs yi tamit ñu bàyyi xar yi ñëw di ko xool rek ko tamit di ko génne di ko jaay xam ne tabaski ko tax a jóg. waaw non tabaski sax ci la bokk. ñun ñi récemment jënd nañ fi ay xar yu cher te teewul indi nañ fi ay xar di leen jaay à 400000 350000 francs xar yi ñëpp mënuñu jar loolu waaw. à part ça fi ngeen takk tey muy def naa mooy jàmm gën waaw R100 jàmm gën fii ngeen takk noonu fi takkee dañ leen ko abal wala yéen dafa nekk loo leen waxante ak maire bi. waaw foofu fii nag parce que daaw dañu àll ren dañu àll parce que loolu la état bi wax loolu mais loolu mairie bi moom jàpp ci parce que fii daf ñu ko jënd daf ñu ko jaay daf ñu ren daf ñu ko jaay courant bi yaa ngi gis ni dañu mujj obligé moom mu ngi ñu jaay fii wàcce luñu courant defuñu dara dañu mujj ut courant Senelec léegi la ñëw naan day dagg suñu courant parce que yëgut affaire yooyu mooy comme li ma wax rek ci kaw gars yi ñu ngi def ay effort ci suufa suuf jeunes yi ñu ngi ci ñu ngi góorgóorlu mais waa autorité locale yi daal mooy loolu quoi ñoom seen njariñ moom franchement ñun gisuñu ko amaluñu benn njariñ ñoo fii diñu fàtt rek lañ fi nekkee parce que place bi presque 6 ans ngi nii fii la ñuy defee opération ren ñu ñëw ñu ne dañ leen ñuy fay te ñu ngi ñu ko wax à 5 jours bi ñuy waaj a commencé mais suñu ko teeloon wax dañuy programmer feneen parce que tamit mënuñu jël nekk fii ci biir dëkk bi di liggéey pour waar dëkk bi ñoom ñu war ñu fi nekkal ñoo ko nettoyé dañ ñu fay pare teg ñun ñoo ko nettoyé dañuy toog xaar leen bañ ñëw. est-ce que andi lañ leen sécurité. amuñu fi dara il a fallu ministre bi ñëw fi ñu ne ko fii dafa am problème mu sécurité mu woo gouverneur ñu ñuy indil ñuy def ay ronde fii. en tout cas maire daal doy na waar léegi daal association bi nag après est-ce que fa la mooy seen perspective ci loolu lañ jëm. waaw pour l'instant nag moom comme fi mu ne nii moom Covid bi moo njat ñëpp moom dañuy nekk ci li ñu newoon rek waaw di def ci suñuy réunion di def suñuy manifestation comme ni ko autorités yi santaane waaw mais programmé woon nañ nag foire décembre mais xam naa ak Covid bi yaakaaruma mu mën a ci nekk waaw mais à part loolu moom ñu ngi ci suñu activités yi ñu nekkoon rek. yow sa bergerie yi mooy ban bergerie. bergerie di Kayor la léegi. di Kayor la nekk. Jean Antou man ak Papi Dieye. d'accord mooy bergerie di Kayor léegi waaw. kon daal lan benn message ngay lancé à tous les éleveurs du Sénégal ak jëndkat yi ak jaaykat yi ci tabaski bi. waaw ñu xam ne ay sénégalais ñooy jënd xar yi rek. waaw étranger jënduñu xar yi ñu wàññi leen xar yi jaay leen. waaw c'est nous dans nous rek. waaw gërëm gi génnu gaal gi waaw. kon xaar mi ñu ngi lay gërëm di la sant. di waajal ñëw nag ci bergerie Kayor parce que Samagal TV moom il faut mu ñëw bergerie Kayor xool. fusion bi nu mu demee ak te loolu lu am solo la ci élevage nag loolu ma gis noonu ngeen def ko dafa am solo quoi loolu may wane ni yéen da ngeen bëgg a defar race parce que boo demee ba nga xam ne yéen ñuy defar dañuy def concurrence ak dara yéen ngeen am xelu fusionné xam nga loolu benn message la boo leen di joxe kon il faut ñu ñëw waxtaan ci incha allah. waaw mais xam nga loolu njëkkee wuñ ko fi comme ñi nga fekkee sama gars yi yaa Xaadim Diop gi ne ak Xaadim Thiam ñoom ay référence lañ ñoom gis nañ ñoom ñu def ko mu jig leen ñu ne pourquoi pas ñun seeni rakk ñu def ñu jël def la même chose. waaw jërëjëf ok jaajëf. waaleykum salaam sëñ naa def. tribunal la. man la Moussa May président commission scientifique bu REIT. bu Thiès waaw. yow bu ñu waxee ci seen xar yi
tey fii ñu toll ci tabaski bi yéen ban liggéey ngeen ciy def ak lan moo war xaru tabaski pour mu bañ a am benn problème ba tabaski. waaw li njëkk ci xar yi mooy na wut xar yu nekk en bonne santé d'abord ba pare li ñuy tegal nit ñi mooy tamit ñu veiller ci alimentation bi li ci ëpp solo tamit maa ngi koy wax consommateur yi mooy ça veut dire que xar bi ñu war a rey tabaski guddi gi ñu ko war a rey nañ dindi lekk gi yëpp mun naan ndox kase ba xëy suba ñu rey ko waa dina rafetal yàpp bi dina wéral yàpp bi te dina sellal yàpp bi boobu laa njëkk a conseil boobu laa njëkk a joxe léegi nag ci jour yi mujj tamit képp ku ci am xar boo xam ne tawet na muy xaru tabaski na nga jege vétérinaire qualifié bi la gën a jege pour mu jox la conseil ndax du garab yëpp lañu war a utiliser fi mu toll nii. waaw kon am na yoo xam ni garab yoo xam ni xar bi waru koo naan ci bu ñu jubee tabaski. waaw am na garab yoo xam ne xar bu ko xasee ba jël waratuñ koo rey tabaski ndax garab bi day des ci yàpp bi donc moo tax may ñaan képp koo xam ne sa xar am na ci tawat jegal vétérinaire professionnel bi la gën a jege mu conseiller la ci nan nga mën a fajee sa xar pour utiliser ko tabaski waaw. léegi nag lu jëm ci yàpp bi boo rendee ba pare est-ce que amul ay conseil. waaw boo rendee ba pare li ci ëpp solo mooy boo rendee ba lewetal ba pare ba fees ba pare na nga xool yàpp bi bu baax xoolal res bi ndax dëgërul ndax wowul nga xar ko xool ci biir ndax amul dara lu ci dëgër yàpp bi na nga ko xool soo mënee booy daggat tamit nga xool bu dee ndax yàpp bi amul ay tipp wala amul ay lumbu ndox lépp loo gis lu la jaaxal rek ber ko teg woo ku la gën a jege service élevage yi ñi ngi fi vétérinaire privé yi ñi ngi ci ñëpp ñi ngi ci dinañ jàppale nit ñi soobee yàlla. bu dee yéen ñi nga xam ne ci laadum ngeen nekk ak local yi parfois ban différence la ñuy am. bon laadum xëy na bu ñu waxee ñu ne ñu dañuy def promotion bi mais laadum c'est une bête exceptionnelle bu toogee ordinaire sax ngay xam ne moo xaru local bokkuñu en terme de qualité ñoo leen gën a baax yàpp parce que ñun laadum lu mu bon dina am duufaay bi qualité yàpp bi di nga ko ci gis te tamit dina am cër ju doy waaw. xaru tubaab bii rek xaru local nag yëpp benn la ñu ngi ñaan yàlla kenn ku ne ca la nga tollool nga jënd ci xar bu baax say njaboot nga tabaski ci jàmm ñu am tuyaabay tabaski am lépp léegi nag ci par la suite di gërëm association Reit di exhorter bépp association ñu def ni Reit parce que ñun dañoo toll ci programme ministre bi ne programme président bi autosuffisance en mouton de tabaski bu dee association laadum bu ne boo defee sa foire annuelle ba pare tabaski bu jot nga wut ay xar ñëw taq dimbali population bi ñu am xar dina ci baax di wax tamit état bi mu jàppale association yi bu financé association yi ñoo ñu dem jëndi xar ñëw anti tàmm nañ yor xar xam nañ nu ñuy yoree xar xam nañ nu ñu koy entretenir dinañ jox population yi xar yu sell yu wér te yaakaar naa ne éleveur laadum yi association laadum ni nekk ci activité ils sont plus aptes te yaakaar naa ils sont sax plus appropriés pour dimbali population bi ci xar. ñu ngi lay gërëm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax daal ne loolu laay exhorté ñëpp suma mbokk association yi nan commencé def programme tabaski ci suñu programme national exposition yi. jërëjëf wasalaam. mbokk Samagal ba léegi ñu ngi fii ci Thiès bâche Reit waaye nag dañu jàkkaarloo grand Pape Ndao grand Pape ñëw nii. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais maay booy ñu ngi lay fay. mais grand Pape. tabaski bi ak Covid bi. situation bi noo gisee. waaw tabaski bi ak Covid bi situation yi actuellement nii donc teel na pour ñu def bilan mais man damay jàpp ni heure bii daaw ci la xar yi gënoon bari. je ne sais pas nag ñu ngi ñëw je ne sais pas xaw ma parce que daaw je me rappelle camions yi dañ daan wàccee Ngunjaan ñu leen di wax naan leen Ngunjaan fees na bu fi kenn wàcceeti te teewul xar dafa manqué woon ren loolu déggaguma ko. mais par contre bi ministre bi tourné am na lu mu wax nee na xar yi dugg si moment bi mu fiy tourné moo ëppoon yi dugg si woon daaw on attend ça pour voir naka lay demee voilà loolu mënuñ jox mais daal li ñu deful constat mooy xar yi bareeguñu yenn bari yi mais tamit cher na trop te ak Covid bi c'est très compliqué ak éleveurs yi c'est très compliqué. parce que dundu xar dafa métti boo bëggee dundal sa xar at mi dellu si nga jaay ko dafay jàpp ni prix boo ko jaayee sax yaa perte bokkul ak ñi nga xam ne dañu nekk ci àll bi di dàq seen xar yi ñuy for rek lu ñu am jël par rapport ak xar yi nga xam ne moom mooy yi ñuy liggéey ci association yi nga xam ne ay laadum la ñuy croiser di lekk repas di lekk mboq di lekk lépp ngooñ pendant année bi yëpp
bu ñu ko génnee di ko teg ñu ngi ciy def xéwal mais mënta bañ a cher li ñuy wax rek ku ci nekk na nga def li la sa tool poche tollool parce que dégg naa oustaz Alioune Sall ne tabaski warul nit ku nekk kër gu ne la war loolu la wax communication bi dañ ko war a gën di béral parce que da ngay dugg ci kër comme fu mel ni sama kër da ngay dugg ci kër gis rakk rey mag rey yaay rey ndijaay rey ñëpp rey ñu tëral fa ay xar yoo xam dina mat lu mat 10 te je pense que ni bu fekkoon am na communication boo xam ne jàll na muy kër gu ne benn xar kon je pense que li fiy nekk ci xar dina mën a tabaski ba mu des te boobaa xar yi dinañu gën a mën a yomb. à part ça looy wax état bi yéen waa Thiès wala boog ministère de l'élevage boo xam tey suggestion la wala soxla ngeen ko ñu dolli ko ci seen liggéey. li may suggérer ministère bi mooy mu gën a yaatal mais même pas mu gën a yaatal mais mu gën a taxawu éleveurs yi naam dégg naa ne mi ngi taxawu éleveurs yi man xam naa ci dara parce que Thiès gi ma nekk association Reit man maa yore relation extérieure yore njaayum xar yi Reit ak lépp lu jëm ci njaay ngooñ repas yëpp man maa ko yor kon donc man su ma waxee rek war naa wax et puis li may wax xam naa ko donc taxawaayu ministère bi certes mi ngi ci mais na gën a yokkul loxoom parce que taxawaay man damay jàpp ne des na lu bari et puis muy gën a rapproché wu ci association yi di waxtaan ak ñoom di diisoo ak ñoom ñooñ di ko wax seen i xalaat bu tibbee Kees tibb Dakar tibb Touba tibb faneen bu demee dina mën a xam ci ban yoon lay tegu certes néew ñu teguwul ci yoon mi ngi ci yoon parce que am nay services yoo xam ni à chaque fois ñi ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi jokkoo ak ñoom tout service élevage bi nekk fii Kees la dame la vraiment il est pas dame bu extraordinaire la parce que vraiment mi ngi ñëw ci ñun di waxtaan ak ñun te wóor na mu bis bu jëlee li muy waxtaan ak ñun rapport boobu mi ngi koy yónnee ñun gis nañ taxawaayam rafet na mais dañu ni tey li fi nekk ci organisation yëpp ñun la ñun dañuy jàpp ni am na ay suspension mais suspension yi dafa xaw a des tuuti donc nañu gën a taxawu éleveurs yi gën a taxawu bergerie yi mais gën ñoo jàppale association yi pour association yi mën a am lu yaatoo yaatu mën a gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy bayum laadum bi nga xam ne bu ko association bi defee membres yi nañ ci mën a jariñu te damay jàpp ni fii ci Kees Sénégal Reit mooy association boo xam ni man damay jàpp ni amul benn association Sénégal bu ko gën a mag amul Reit man damay jàpp ni mooy association bi gën a mag fii ci Sénégal man loolu laa jàpp dégg nga parce que Reit mooy berceau laadum voilà parce que gis naa vraiment di remercier de passage fi nga xam ni fa le président jaar au niveau de Dakar ci bergerie yi et ça c'est bon c'est très bien dañ koy saluer parce que bu duggee foofu benn bergerie mel na ni dugg na ci bergerie yëpp mais tamit dañ koy wax ne ko région yi tamit mu cërale leen loolu dafay ñaax éleveurs yi nekk ci région yi ku mel ni berceau laadum fii nga xam moom mooy Kees nga xam ni fa la laadum soxi ko ñu ngi naan président de la République année prochaine mu taal otoom ñëw ba Kees dugg suñu bergerie yi xool li fi nekk lan la ba pare xool suñu xar yi qualité xar yi ñu yor ak qualité xar yi ñuy fekk Dakar aussi tamit fi mu dem nag ci Dakar yëpp na nga jàpp ni fa mu dugg yëpp éleveurs yi Sénégal yëpp la ko defal mais tamit dañ koy wax ni éleveur bi ak élevage bi du Dakar kese donc nañuy faral di décentraliser mooy lu mel ni Kees lu mel ni Touba lu mel ni feneen ak feneen mais Kees dafa nekk berceau laadum maanaam Kees dafa lépp ci ñoom ci wàllu laadum man damay jàpp ni bu ñu koy def Kees la ñu war a tànn parce que fi nañ ko liggéeyee ba mu taxaw ñoom abukan jënd fii dem yóbbu foofu liggéey donc ñoom Omar Sow dem ñëw Kees jënd dem liggéey ak ñeneen vraiment nag quand même ñi ngi remercier de passage jaar bi nga xam ni président jaar na ci seen bergerie xool ko ñu ngi koy rafetlu mais di ko wax tamit aussi tamit nag gën a na décentraliser bu baax a baax parce que ñu ni président ñëw na Kees ci bergerie yi xool ci tabaski bi ni ñu toogee ak seen bergerie ni mu toogee dafa neex donc loolu ñu ngi ko koy ñaan di ko wax vraiment c'est le président de tous les Sénégalais dañu vraiment defal loolu voilà dernier mot mooy wax dëgg yàlla Kees ñun en tant que Reit mi ngi bay waaram ci li nga xam ni mooy association bi voilà parce que tey jii ñu ngi préparé benn foire bu extraordinaire ñu ngi naan décembre ñu ngi naan janvier donc loolu ensemble bi moo koy définir après parce que l'ensemble est souverain donc ñu ngi koy préparé bu baax a baax parce que nañu def foire boo xam ni du mës a am fii ci Sénégal incha allahu rabbi beneen ba ca topp sama dernier moom mooy ñu ngi leen di remercier yéen gis nañ seen liggéey bi ngeen di liggéey di rassurer ki nga xam ne moom mooy ministre bi ne ko ñun de dinañ bay suñu waar ba nga xamante ni xar du manqué fii ci Kees mooy association Reit parce que booy xool ren association Reit bi ren ña fa nekk ci ay membres ber ay point de vente dafa bari nga point de vente Reit bii nag gis nga ni mu toll
par rapport ak bu daaw bi donc dañuy ñaan yàlla chaque année mu yokku di remercier ministère bi di remercier tamit vraiment membre REIT yi mais di remercier éleveurs u Sénégal bi yëpp parce que li xew Thiès moo xew ci dëkk yëpp moo ci association yëpp li xew Thiès yëpp moom la ñuy def kon association yi bu ñu leen dooleelee rek vraiment li ñu bëgg ci élevage nañ ko am mais bu ñu leen dooleelul tamit vraiment dañuy gën a rey élevage bi mais di wax ministre bi na gën a gersu association yi gën a toog waxtaan ak ñoom ba lépp lu ñuy def ñu mën ko teel a préparer teel ko def ndax association yi mën ko jariñoo merci. waaw salaamaaleykum ñu ngi jàkkaarloo grand Mame Moussé ñu ngi la fekk fii ci bâche REIT ci Thiès nga nekk koo xam ne yow lu am solo ci dressage yu xaj sax lañ la xam. nga nekk mais dañ la gis ci biir éleveurs yi ngay nekk seen biir tey la moo sa taxawaay ci bâche bi. waaw maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa teewaay ndax defe naa ni fi élevage nekk nii yaa ngi ci dox ay jéego yu rafet te xala nga mais macha allah mën nañ laa séentoo tànki mag parce que li ngay def nii rafet na trop. fii nag li ma fi andi mooy dama dëkk Thiès juddoo Thiès màgge Thiès yoroo Thiès mais samay xara nga Dakar fa laay élevé donc comme maa ngi ci biir te dama bokk REIT comme na ma bokkee Dakar membre laa fi donc loolu moo indi sama teewaay fii ci bâche bi. te ñi fi nekk waa association bi la moo tax ma teew fi waaw. situation tabaski ren bi yow en tant que koo xam ne ci élevage ngay yëngu noo ko jàngee. waaw ni ma ko jàngee mooy xar yi ne fii te REIT joxe ko nga xam ne ay laaduma ci ëpp rafet nañu ni ñu ko defee tam am na solo ndax chaque année nii lañ koy defee boo ñëwee inscrire sam xar wax li nga koy jaayee ñu téye ko fii buñ ci fayee njëg ñu woo borom laaj ko ndax d'accord nga wala d'accordul bu d'accordul ñu bàyyi bu d'accordee ñu ne kaay jël sa xaalis jàppale ko di fi jaay aliment wàññi ko am na solo te président bi nga xam ne moo jiite ak ki ci topp ak ñi ci nekk ñëpp ku ci ne yaa ngi bay sa waar bari na lu ñuy jaay léegi ci xar fii la gën a yombe waaw man sax fii laay jënd léegi di yóbbu Dakar waaw parce que damaa gis ni subvention bi ci nekk dafa am solo ci ñëpp waaw loolu la. kon daal à part ça looy conseil jëndkat yi ak jaaykat yi yow. jëndkat yi ak jaaykat yi li ma leen di conseil mooy nañ ñëw fii ci champ de course ci Thiès laajte ban mooy bâche REIT bu ko defee seeni xar bu ñu ko bëggee joxe fii la gën a gaawee ñu indi ko ñu jaay ko ci jàmm ci ak ci salaam ñu am li ci neex parce que fii xar yi ñi ngi leen di entretenir ñii ngi fanaan leen toppatoo ñii ngi leen di doxal donc loolu ñu fi nekk am na solo te lii mooy jëmale élevage kanam ñu mel nii nag la état war a jàppale ñu jëm kanam loolooy dëgg. maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa teewaay fu ne yow vraiment élevage yaa ngi ciy dox ay tànki kanam yoo xam ne amul fenn waaw maa ngi lay gërëm di la sant.